benn produit si 2020 bi incha allah bu ñu jógee ci sa carrière waxtaan li nga xam ne mooy projet yëpp dégg nag dañuy dem si li nga xam ne moo nekk xew-xewu réew mi actualité en tant que porteur-voix bu ñu résumé li fi xew yëpp nu nga gisee réew mi ces temps yi muy dox Nit Doff en tant que Nit Doff. bi may njëkk a wax mooy bu ndongo daara yi man je ne suis pas hypocrite du ma topp aussi masse bi wala bëgg neex masse bi bu ma wax lu ma gëmul d'accorduma en 2019 ñu yeew benn xale ci ay chaîne sàcc sax d'accorduma ñu yeew ko ci ay chaîne pendant ay jours sàcc wala agresseur sax pour man bu ñu ko jàppee ba jébbal ko yoon dañ ko war a considérer comme un être humain d'accorduma en 2019 ñu jàpp xale yeew ko ci ay chaîne di ko dóor ndax xelam neexul wala dafa dawoon wala dafa fàqoon jamono ji ñuy def loolu amuñu woon ay internat yu moderne internat yi 18h ñu tëj seeni porte xale yi amatuñ pour génn jamono jooju bu weesoo weesu na ñenn ñi jàppee que ni dañu war a jàpp nit di ko dóor di ko njatt pour mu jàng alxuraan dañuy nax seen bopp. parce que am na ñuy jëli référence yi yonent bi sax alxuraan dafa di si yonent bu nañu il faut mettre lu ci nekk nga delloo ko ci contexte am loolu dañ doon defar àdduna di wàccee diine yi l'islam ak i téere suñu borom il fallait ci contexte boobu la mën a amee mais ñun xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam souffrance bu ñu waroon na def suñu yonent bi dañu koo souffriral moom da koo dékku moom libéré nañu kon bu ñu demee ba 2019 nan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu koy dékku dafa xëm kon ñun ku koy jàng il faut pas que ñuy réfléchir noonu jamono dafa avancé contexte bi ñu toll jamono avancé na réew yëpp ñi ngi jàng de manière calme ak lucide di mokkal bay firi xam lu muy tekki ñun boo dee seet dañuy jàng te lu ëpp si ñun sax duñu mokkal xam lu muy firi alors que réew yëpp ñi ngi jàng alxuraan di ko mokkal te dóor amu fa yeew amu fa comprendre nga nañu bàyyi xale yu nga xamante si ni dañ leen di utiliser ci mbedd yi ñu dem di indi xaalis nañ ko bàyyi xale boo ko exposé ci mbedd noonu ak ni àdduna yàqoo bu njëkk sax bokkul ak léegi pédophilie dañoo bëri ci mbedd yi ñiy sàcc nit ñi di leen yóbbu di sàcc seen i cër di ko jaay dañoo bëri ci mbedd bi donc ay xale yu amul yenn protection yi yenn force yi nga sànni leen ci mbedd bi ñuy wër di tourner toute la journée di jàng tuuti dem di wuti xaalis lu bari loolu man d'accorduma si yaa may dégg li ma lay wax donc dañ leen war a jàngal dañ leen war a tarbiya aussi côté ndongo daara côté tarbiya la mooy côté dëddu àdduna nga jàng wàccee sa bopp ba àgg ci suuf alxuraan boo koy jàng da ngay wàcc milliardaires yi sax seen kilifa yi dañ leen daan yóbbu ñu dem tarbiya ji on est d'accord avec ça la correction avec la cravache man mii su ma sumee sama yaram di nga ci gis ay tërgan te jàppe naa ne loolu moo ma def mais corriger un enfant ça n'a rien à voir avec torturer un enfant xam nga fi may waxee donc bu ñuy dégg ñuy wax bu ñu yaakaar ne dañoo contre daara wala école enseignement boobu noonu loolu lu mënta ñàkk la ci life xale pour mu mën a nekk taalibe dans sa vie comprendre nga mais il faut lu ci nekk ñu yóbbu ko ci contexte am yemale ko fi ñu ko war a yemale mais man yu ma gis yooyu noonu maa ngi koy ñaawlu képp nag koo xam si da ngay xool porox ndol tudde sa bopp association wala ONG boo xam ne yeneen nit ñoo nekk sa ginnaaw di la ruux pour nga bëgg fee jële sëriñ daara yi wala éducation religieuse xamal ni da ngay nax sa bopp doo am ndam bari na ci ñoo xam ne seen kaas bi yëpp mi ngi nekk ci yu mel noonu am rek ñu profité taqal sëriñ daara yëpp yii ay mbir la yoo xam ne c'est très minime mais n'empêche que am na il faut ñu accepter que ni am na ñu jéem a nag xool nan lañ ko fi jëlee mais tous ces gens-là tapis dans l'ombre qui font genre dañuy jooy alors que seen intention mooy jële fi daara jàng alxuraan tarbiwu à la base nga am une base religieuse ñun démasqué nañ leen xam nañ leen bokkuñu ak ñoom combat mais nag sama bopp laa koy xool mënuma imaginer benn fraction de seconde sama doom ñu yeew ko ci ay chaîne di ko dóor donc noonu ma ko bañale sama doom noonu laa ko bañale doomu keneen donc que gars yi comprendre que ni ñun bu ñuy jël position on essaye d'être le plus juste possible ça ne veut pas dire que ñun ñoo am raison mais lii mooy sama ngëm-ngëm boo fayoon caméra bi lii laa lay wax boo ko taalee lii laa lay wax donc loolu mooy sama gis-gis ci bu njëkk ci affaire ndongo yi affaire jigéen yi aussi mu nekk phénomène boo xam ne am na man duma def góor yëpp ci même sac parce que pour man l'homme sénégalais bokk na ci homme yi gën a respecté jigéen ci àdduna màgg naa juddu naa ba màgg ba nekk magum jëmm musuma fekk ci koñ bu ma dëkk benn paa buy dóor benn mère ci ñi ma xam donc man
su may dégg parfois ñuy décrire l'homme sénégalais damay laaj ban homme sénégalais la ñuy wax. exception mënul ñàkk ci am réew ay mbir yuy xew ci société ay lâche yoo xam ni ay ragal lañu buñ génne ci mbedd yi ay ragal lañu pour ñu sentir ne am nañ dara ci jigéen ñi la ñuy dem parce que jigéen ñi yàlla def ñu gën a vulnérable ñooñu ce sont des lâches dans toute société dina am des lâches des brebis yoo xam ne dañuy génn doxale neneen ces gens-là il faut les punir de manière sévère amul dañ koy sutural amul affaire de famille la parce que jigéen n'est pas faite pour que ñu koy dóor wala nga màndi ñëw def ko sa chose di ko def nu la neex wala yu ni mel yooyu képp ku koy def punition bu sévère yaa xam ne da ngaa toxoon say bon wala da ngaa màndi woon bu ëllëgee balaa nit di yëkkati loxoom di ko teg ci xale wala ci jigéen dina ko xoolaat bu baax kenn warul nëppal yu ni mel ay viol ay choses yu ni mel kenn waru ko nëppal day yàq société il faut que ñu jël suñu responsabilité que les coupables soient punis mu leer na midi nit booy ànd ak moom da ngay ànd ak moom si dëgg biir société bi c'est pas une société qui est parfaite les erreurs ak les yenn crimes yi doivent être punis à ay proportions yu tolloog yooyu noonu bu nga xamee que c'est nii nit dina xam que ni yàlla moo njëkk a teral jigéen yàlla moo njëkk a protéger jigéen ñun ñoo xam ne dañuy ci xeetu yonent bi lañ bokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu demee bay génn àdduna bokk na ci ay priorités yi mu ñu doon dénk ñun xeetam mooy julli ñu bañ ko bàyyi mukk ak suñu jigéen ñi ñu fonk leen yërëm leen donc mënoo ne ci kooku nga repéré wu ba noppi jàppe que ne jigéen yaa ko sut jigéen wooy fayeeku lii waru koo fayeeku jigéen booy liggéey warul liggéey jigéen warul yëkkati warul nekk responsable warul jiite yooyu boo ko warul jiite su ma nee jiite mooy ci ay poste ak yu ni mel noonu warul nekk présidente wala warul nekk ministre wala bu bokkeek nit dof poste bokk même diplôme da ngay fay nit dof 10 000 fay ko 4 000 loolu yoo ko defee tegu ko fenn donc nit la comme yow dafa jàng comme yow dafa am mérite comme yow société su ngeen bëggee mu avancer dem ci kanam da ngeen di cëral jigéen ñi jox leen seen wàccuwaay su ngeen ko deful damay dellu si waat ci ONG yi ma la waxoon sànq association yi li ma waxoon sànq yenn groupe féministe yi ay imposteurs la ñu xaalis la ñuy liggéey ñu leen di financer ñuy utiliser cause femme yi pour jaxase suñu société parce que décision boobu ci kaw la adduna bi dañoo utiliser la cause féministe pour jaxase les sociétés moo tax léegi boo dee xool féministe du ñu nekk yàgg mu mën leen lu xew ci jamono comprendre nga ñuy gëmloo jigéen ñi que ni bu leen fi nekkati di sëy ñu leen def ay poules pondeuses dem leen liggéey ba am 35 ans doog a ut seen jëkkër loolu yëpp c'est une façon de dire aux Africains wàññi leen seen njur. donc quand doo liggéey ba am 38 ans 36 ans ngay doog am jëkkër le temps ngay am jëkkër yooyu donc ça veut dire que ni automatiquement tu vas faire 2 enfants au maximum tu comprends c'est une façon de chambouler suñu ay réalités te pourtant ñoom ñi ñëw di ñu jox leçon de morale ici au Sénégal boo déggee ko xaru benn yoon lay doon ci 50 ans ñoom ñi ñuy jox leçon de morale seen dëkk yi taux de suicide bi gis nga ni mu toll. matin midi soir ay antidépresseurs la ñuy jël parce que seen société ñoom ni ñu ko nase dafa wuteeg suñu société ñun ni ñu ko nase li ñu doonoon ba am joie de vivre bi ak force bi buñ ko bàyyi c'est pas parce que ay nit dañuy suuf ay ONG ñu ñëw rax ñu di ñu gëmloo yenn yi que dañuy bàyyi suñu réalité ñun ñun fi ñu nekk nii mooy bu baax bi gis nga affaire polygamie et tout ça yàlla moo ko bind indi ko jigéen ñi duñ ci ànd ak man mais soo dee xool ndimbal la ci société gis nga tubaab yi nga xamante si ni ñoom dañu ne woon dañ koo signé dañoo dem ba xoolal léegi benn couple sur 2 day tas kii amatul pour gis ay doom kii amatul ñooñu c'est-à-dire que ni bàyyi li ñu yoroon mu baax ñu ne dañuy dem fekki ñële seen bos parce que yaa xaalis feeñ na ci yeneen ak yeneen yu nekk si ginnaaw dina tax ba ñun ndap li ñu sukkoon mu baax dinañ ko abandonné dem fekk benn ndap boo xam ne suñu musiba la ñuy jural ñun on est suñu communauté on vit en communauté ñun on n'est pas comme tubaab yi individualiste yi ñuy dund ñun on est ay communautaristes ñun c'est-à-dire que en communauté la ñuy dund tubaab yi ay individualistes lañ bokkul donc noonu nga xamante si noonu la ñuy sax ba nga xam ne africain bi même su amul day garder joie de vivre même su ñàkkee xaru du ko traverser l'esprit c'est-à-dire que ni société bi ni mu ñu defaree woon moo tax bi nga xam ne si même ñàkk mën ngaa dund ak moom nu mu génnee sourire sa leer soo waree fecc da ngay fecc soo waree solu da ngay solu ci kaw ñàkk yooyu noonu moo doon suñu société. te dañ ko donn di ko donn ay génération léegi nag tubaab bi rax nañu ak ay ONG ak ay idéaux
jël xaalis di ko tuuf yenn association yi il faut pas nag ñu def amalgame. Il y a des féministes yoo xam si ni elles sont engagées de manière sincère. Elles sont là pour défendre les femmes parce que société boo demee les enfants et les femmes ñooy gën a vulnérables y en a yoo xam ni pour de vrai dañuy défendre la cause des femmes mais maintenant il y a des imposteurs yu ñu rax et dañu bëgg a chambouler dañu bëgg a monter les femmes contre les hommes def ko compétition def ko rivalité te loolu day yàq société day indi xiirante musul demee noonu te waru ko demee loolu aussi maa ngi koy dénoncer ci actualité yi. bu loolu weesoo aussi mooy politique bi ah. waaw loolu laa bëggoon waxtaanee balaa ngaa tëj mooy gis nañ ne suñu réew mi bu njëkkoon dañuy gis ne ki nga xam ne mooy jiitu du def loo xam ne ay looxoor la mais ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk suñuy mun naa ne suñuy idole lañ sax benn côté woon mais léegi nakatuñ ay référence quoi qu'on dise parce que nit ñi bàyyituñ leen sax xel ñoom léegi ñooy looxoor réew moomu noonu kon fan lay jëm. waaw ñun on est dirigé pour la plupart du ñëpp nag par des voyous des voleurs des comploteurs. Des imposteurs waaye des colonialistes des complices yoo xamante si ni njatt askan bi moo leen tax a jóg enrichir ci doowu pauvre yi moo leen tax a jóg comploter seen biir se partager le gâteau moo leen tax a jóg wane nañ ko ci seen lépp waaw loolu nekkatul lu ñuy wax lu ñëpp xam la. ay voyous yoo xamante si ñu ngi ci kaw askan bi di leen tuur ay faux billets nga gis benn maire boo xam ni business bi mu yor lépp boo ko booleen ba boole ko 75000 la bis ñëw ñu jox ko 75000 faux billets mu def ni def naa ñu jàpp ko ci 75000 faux billets marché am daanu ba pare mu risque ci jeel yow mi tuuf faux billet bi nga jël vrai faux billet parce que changé nga ko nga nekk sa jàmm parce que tu es protégé wala am nga yenn humilité yu lay wane que ni neexoo jàpp dañoo jàpp Bougazelli rek. mais ñi jaarale ci port bi bon bi nga xam si ni mu ngi yàq jeunesse bi c'est des autorités yoo xam ni ils sont protégés comprendre nga fi nga tooxi doona yi gaañ askan wi bu weesoo sàcc gi ñuy sàcc kees gi moom dañ koy tibb bul sonal sa bopp non mais non loolu kenn waxatu ko hôpitaux yi xam nga boo gisee ni mel kenn du faju dem nga si région yi gis nga ni hôpitaux yi mel doo amul rajo kenn du la faj boo amul xaalis c'est mort pour yow clinique yi c'est cher médecins yi da ngay dem dëkk yoo xamante si ni amuñu ay anesthésiste mi ngi ci clinique yi parce que moo ëpp xaalis amuñu pédiatre amuñu gynécologue te dëkk la bu rëy làmmiñ parce que am nañ ñu jox micro bi ñu leen di waxal ay affaire émergence ak affaire yu ni mel parce que ñun xëy na njatt nañ ñu foo xam ne nax ñu day yomb léegi la ñu jaariñ ci diine léegi la ñu jaariñ ci suñ star yi léegi la ñu jaariñ ci suñ mbër yi fu ne lañ ñuy jaar donc askan wi ay victime la ñu parce que média dafa am doole ak yenn fibres yi religieuses yooyu dafa am doole mais ñi ñu jiite la plupart ce sont des lâches ce sont des voleurs qui méritent la prison parce que ñii di dee ci hôpitaux yi jigéen ñi ñu yàpp ci charrette yi amuñu ambulance taux de mortalité jigéen xale yi judd di dee ak jigéen ñi matu di dee yooyu yëpp ils sont coupables de ça parce que xaalis bi ñuy sàcc ni bu ñu ko defoon ci hôpitaux yi mu mat dana sauver ay bakkan yu bëree bëri il faut situer les responsabilités nit da ngay ñeme dëgg booy wax na la yàlla kase tax di wax nga ñeme dëgg c'est ça la réalité ce que je suis en train de dire ça n'a rien de politique ki may dégg te nekk Sénégal te nekk nitu dëgg moo ma gën a xam li may wax nii après nag par parloo moo waral gars yu bëri parfois ñu waxee 10 000 yeeg 5 000 moo tax te tey jii gis nga ñooñu doon ñu joxoon 10 000 5 000 yi wala ñu yeb leen ci ay car ñu dem di feesal ay stade ce sont les premières victimes yi nga xam ne ñoo nekk di souffrir ci hôpitaux yi ñooñu ne ñeneen ci def duñ fajoo fii duñ jure fii à 1 mois de leur wasin dañuy yóbbu seen jabar mu dem ñu am ay nationalité yeneen seen compte bancaire yi fees na dell alal joo xam ne baa doole yee ko moom xam lan la ñuy mujjee temps yi am nañ problème moo ni nañ yokk courant bi nañ yokk lii nañ yokk ñan ñooy fay loolu kañ lay jeex wala pour yow yàlla day wàcc ci suuf c'est-à-dire am na fooy toll yow yaay jël sa responsabilité en tant que être humain buy réfléchir yàlla moo ni boroom xel yi laay waxal un moment donné tu utilises sa xel xam nga am na fibre yoo xam ni émotion la ça te rend émotif nga ni man ak moom ñoo bokk tarixa loolu ça n'a rien à voir il faut savoir dissocier les choses ki nga bokkal ethnie ak ki nga bokkal tarixa ak ki nga bokkal dëkk yooyu bokkul ndax kooku jub na wala jubul nit mën ngeen bokk ethnie te mu jubadi mën ngeen bokk tarixa nga jub moom mu jubadi gis nga nit choisir bu jotee da ngay xool kan moo jub
kan moo ragal yàlla kan moo am yërmande kan moo am parcours bu set wecc mais ay des gens yoo xam si avant ñu nekk président ils ont des milliards. soo laaj foo jëlee milliards bi ñu ne non on a été favorisé par notre président Wade qui nous a favorisé pour des ay explications yoo xam ni doo ko dégg États-Unis doo ko dégg France yaa ko Sénégal nga mën a laaj une personne d'où vient tes milliards nga naan non au fait on nous a mis dans des situations qui nous permettaient de nous enrichir de manière légale en tout cas ay lay neen ay tappale neen ces gens-là bu ñu demee ba yor nguur gi doxale neen bu mu la bett parce que wane woon nañ que ni ce sont des voleurs avant d'avoir le pouvoir. ab fonctionnaire bu amul ay ngandi société yu mag yu koy jural bénéfice kooku ce gars-là il peut pas fêter son 1 milliard. Comment tu peux fêter 1 milliard 1 milliard il faut nga nekk koo xamante ni tu as des sociétés yu lay génneel bénéfice bu leer na midi. Un politicien wala un fonctionnaire bu ñuy fay ay millions wala 1 million wala 5 millions ce gars-là ne peut pas fêter 1 milliard. Ou bien il va dajale toute sa vie pour mën a wax ni am naa 1 milliard. Là, tu vois des gens qui te parlent de 36 milliards, des gens qui te parlent de 94 milliards, des gens qui te parlent de 8 milliards. D'où viennent ces milliards? Xam nañ ko ñun ñëpp. Ragal dëgg moo ñu jàpp par parloo ak jaxase les choses, jaxase les trucs d'ethnie, les trucs de tarixa, les trucs de yooyu yëpp ñun en fait nag boo utiliser wul sa xel say nga jiital say émotion choix bi ngay def du baax. Choix émotif lay doon du nekk choix bu nga xam si ni dafa objectif soo utiliser sa xel nag di nga mën a def la part des choses ba nga xam ni kii man ak moom suñ demee ci sëriñ bi jaayante du ma ëppale ci sëriñ bi lépp lu sëriñ bi laaj ci jaayante dinaa ko def ba làq ngërëmal sëriñ bi bu defee benn nga jéem a def fukk su fekkee affaire xeet la su jàngalee ay doomam làkk bi nga ni may samay doom dañu dégg làkk bi bu dee dañoo am suñuy culture népp nu teg ay doom ci culture danaa def loolu ba teg samay doom ci culture loolu jaayante la boo xam ne c'est personnel et c'est ça qui te donne ta fierté. Ça n'a absolument rien à voir ndax kii jub na jub gu tax ñu jox ko suñu réew ndax moom lañ jox big bay signé boo ko joxe apport yu day signé lu lay gaañ parce que à chaque fois mu signé tubaab bi am na ay milliards yu mu ci gagné wala mu dugal rakkam ñu signé ay tooxi doona yoo xam ne ñun dañ ci gaañu ñoom ñu gagné ci kooku bu ngeen bokkee ethnie teewul war na la su ngeen bokkee tarixa teewul war na la il faut savoir faire la part des choses ñun dañoo war a réfléchir tubaab bi bu choix jotee ils prennent le temps d'étudier kii kan la fu mu jaar lan mooy vécu lan mooy sa crédibilité à partir de son programme ñu réfléchir vraiment peser le pour et le contre doo koy def choix. ñun bu ñu nangul utiliser suñu bopp bàyyi waykat bi ndax ñu bàyyi sëriñ benn sëriñ mu wax benn message boo xam ni ça sous-entend ce que ça sous-entend bàyyi benn mbër boo xam ni fàtte na supporter am yi nekk ci hôpitaux yi. fàtte na supporter yi nekk ci agression bi fàtte na supporter yi nekk ci lëndëm gi ci région yi fàtte na ñoom ñëpp kooku noonu ànd ak kenn rek nga di xamoon mais yow dans tout ça nag yow say doom say galère say problème mu ordonnance say problème mu facture say yow dans tout ça je pense que jamono ji dool nii ñun ñoo war a dimbali suñu bopp. war nañu yeewaat quoi. ñun ñoo war a dimbali suñu bopp yàlla wàccoon ak ñun géej terre cultivable jeunesse or phosphate zircon ñàkkuñu dara. non loolu semence bi la àgguma fa yi nga xam ne buñ ci góorgóorlu woon tuuti te on est que quoi mbokk yi sax 15 millions macha allah naka la ñuy dund 25 pays yi gën a pauvre ci lañ bokk. est-ce que am nañ accès à la santé fii au Sénégal. alquran karim xam ne fu ma demee hôpital ay xuloo lay doon ak ay jooy parce que la ma fay fekk dama jàpp que lii mënut a nekk douche hôpital yi barankaay rendez-vous yi ñuy jox maladie 6 mois parce que on n'a pas assez de médecins yu war a opérer yow dans 6 mois on t'opère ça veut dire y a qu'au Sénégal tu entends des choses comme ça mon frère qu'est-ce qu'on va faire dañuy nangoo subir toute notre vie nangoo nekk ay victimes toute notre vie. à un moment donné yow yaay xalaat jël say décision bopp nga agir comme nit ku intelligent ni muy agir à partir de là yàlla jàppale la parce que xam na tamit utiliser nga sa xel parce que moom moo di borom xel yi laay waxal.